Salam alaikum. Vous êtes sur Kaddu Jolof 104.6 Pakala FM Nganda. L'émission c'est DATMC in the building. Wow, dab. Kaddu Jolof ci biir Pakala FM du lundi au samedi 15h DAT moo la koy jox yow. Wow, dab. Yéen a ngi ci Retro Rap Jolof Kaddu Jolof 104.6 Pakala FM Nganda avec DATMC. Di scotché connecté. Da ngeen di am retro yu dope avec DAT. Wow, dab. Negro Negritude mi ngi get DATMC Kaddu Jolof ra. salaamaaleykum mbokk auditeurs auditrices safo déglu Pakala FM 104.6 fii ci diwaanu Nganda tey ñu nekk fii ci diwaanu Ndakaaru Njaay quartier bi ñuy wax Géejawaay gis fi suñu benn grand bu yàgg ci hip hop ñu koy wax Grand Negro bu dee yeneen ci groupe WhatsApp yi di xam ngeen ko bu baax a baax muy décortiquer yenn album yeeg mixtape bi ak yenn single yi tey moom la ñu jàkkaar lool bëgg a waxtaan ak moom ci rap music hip hop fan la jógee nu mu def ba dugg Sénégal waxtaan ci bind rap waxtaan ci lépp loo xam ne day nekk ci li nga xam ne mooy hip hop DAT moo nekk ci kaddu bi di leen jox li gën ci music rap from Galsen la voix qui vous donne plaisir d'écouter la rajo kaddu gi lay jox mbégte nga déglu Pakala FM 104.6 rajo bu lëkkale ñaari réew yi Gambie Sénégal welcome to Kaddu Jolof Grand Negro maa ngi lay nuyu. DAT waaw maa ngi lay siyaar lu bëree bëri di jaajëfal auditeurs yi nekk Pakala FM yëpp di ko déglu voilà dañuy am contentement rek si waxtaan bi parce que ñun moom ku ñu xam aussi xam ne si hip hop rek la ñuy yëngu si la ñuy gëstu di partager à chaque fois donc sa question aussi question bu am solo la parce que ñu bëree bëri aussi ñu ngi si hip hop te comprendre ñu origine hip hop te au début dañuy gis ne culture urbaine la tout simplement gars yi yem ci ne culture urbaine la après pratique la di dem ay concert di play ay son mais dafa baax aussi nit ñi comprendre fan la jóge nan la modifié woo ba tey ji changement yi ci am yëpp boo seetee gars yi le rap aux États-Unis fa la juddoo mais am na ñenn ñoo xam ne dañ lay wax ne rap Afrique la juddoo mais man moom bokk naa si ñi nga xam ne bon États-Unis la juddoo mais créé par des noirs parce que noirs yi fii lañ leen jëlee 16e siècle 17e siècle esclavage moom moo leen yóbbu foofu léegi bi ñu demee ñu ci bëree bëri dañoo amoon li ñuy wax acculturation maanaam dañoo mel ni dañoo réer parce que fii sabar nga xam tama nga xam kora nga xam balafon nga xam ñu yóbbu la si beneen climat yóbbu la si beneen atmosphère ak beneen milieu boo xam ne leneen lu bees nga fa fekk moo tax ñu si bëree bëri dañoo amoon li ñuy wax nostalgie dañoo namoon nekkin bi ñu nekkee woon Afrique ay sonorité voilà te Senghor da koy wax mu ne dem na ba gars yi di ko critiquer si ni mu ne l'émotion est nègre la raison est hellène donc émotion pratiquement dañuy wax ne sonorité yi yëngu-yëngu yu xumb-xumb yi dañ ko namoon donc il fallait que gars yi jéem a dundaat lool léegi entre le 19e siècle 20e siècle ñu gis ne am na benn genre identité bu africaine bu commencé judduwaat muy ñoom ñu ngi commencé jël seen liberté di gis ne tubaab yi ñoom jazz la ñuy déglu dañoo bëgg costume cravate ak yooyu ñu ne pourquoi pas ñun duñu créer loo xam ne c'est un peu différent waaw ba tey noir yi la donc ñu ne pourquoi pas duñu sol suñu xeetu tubay yoo xam ne ñun ñoo ko créer suñu bopp xeetu yére au lieu ñuy takk cravate ñuy takk ay chaîne au lieu ñuy peñewu wala ñuy def watu suñu karaw yi ñu def ay afro wala ñu def ay rasta léegi am na benn xeetu identité boo xam ne mu ngi commencé génn léegi biñ ñëwee nag ba si les années 1970 ñu gis ne hip hop mu ngi juddu ci solin ci waxin ci doxin ak ci musique boo ko boolee mu doon ay discipline yu bëri yoo xamante ne nii finalement hip hop lañ koy tuddee loolu la ñu mën a woowee culture urbaine mais à la base commencé na bu yàgg avec les noirs descendants d'esclaves finalement noirs yooyu seeni setaat ñoom ñoo ñëw ba créer hip hop indil ñu break dance graffiti rap DJing ak yeneen discipline donc boo seetee
bi si jiitu dina xaw a jafe ñu wax ne bii moo ci jiitu parce que déjà ci solin le style b-boy feeñ na bu yàgg parce que ñoom bëgguñu mel ne tubaab yi moo tax ñu créé ñenn ñi seen i jëngal créé seen i t-shirt takk ay bling bling def afro loolu style b-boy la ñi jékki-jékki les chants d'église commencé parce que buñ musaan jàpp esclaves yi dañ leen doon forcer yàlla ji di leen forcer diine di leen wayloo par force moom moo indi ay gospel rhythm and blues moo indi yeneen ak yeneen loolu la ñuy toggaat di ko toggaat ba mu indil leen musique hip hop léegi nag ñu jékki-jékki rap nag ñëw parce que am na ay DJ ci mel ne ñoom Kool Herc par exemple ay poseur de platine la ñu woon waaw Kool Herc mooy le premier DJ noir bu njëkk a di play ba ci yàgg moom moo njëkk a rap la ñu wax le premier rappeur aux États-Unis c'était un DJ mooy Kool Herc waaw léegi dañ doon posé États-Unis la nekkoon mais descendant d'esclaves la parce que noir la noir yi nekk aux États-Unis ñoom ñëpp lañ leen di wax ne c'est des descendants d'esclaves donc muy posé ay platine di mixé ba ci yàgg muy teg ay voix yu sew sewaan comme ni ko DJ yi di defee ay pop de vibe yu affaire yooyu ba ci yàgg ñu commencé di bind ay textes ba ci yàgg ñu koy rimer après mu nekk rap léegi ñu gis ne am na génération bu ñëw ak African Bambata Zulu Nation bi après rap bi commencé di prendre di jël forme ba ñuy dem ba egg ci beneen génération ñoom Keris One ba ñuy egg ci beneen génération NWA ñoom Ice Cube et autres ba ñu wàccaat ci ñoom Tupac ba ñu wàccaat ci ñoom Eminem ba ñu wàccaat ci beneen génération boo xam ne actuellement ñoom Lil Wayne ñoom ñoo monopoliser culture bi léegi nag ñii rap ñoo ngi def b-boy ñu ngi ànd ak DJ yi ñu ngi ànd ak breakers yi ñu ngi ànd ak graffeurs yi donc finalement lépp la ñu boole voilà donc non bu njëkk boo seetee peut-être groupe de rap dina am DJ bu nekk ci ginnaaw DJ yi ci hip hop la bokk groupe bi dina am rappeur rap bi ci hip hop la bokk di nga am danseur aussi voilà parfois tam di nga gis ñoo xam ne dañuy def maanaam musique expression mooy en même temps rappeur bi mi ngi rap DJ baa ngi ci ginnaaw fecckat yaa ngi fi mais am na ñenn ñoo xam ne dañoo nekk ci ginnaawam tamit di def graphe di dessiner yooyu yëpp da nga koy gis parfois ci ay chaînes voilà mooy ñiy bind ci miir yi donc loolu moom mooy graffiti donc hip hop noonu la jëlee forme ba ñun au Sénégal ñun ñu jot ci dans les années 1988. maanaam laata ñuy ñëw Sénégal États-Unis bi gars yi commencé rap ban genre rap lañ daan gën a fësal di def États-Unis ban genre rap. voilà aux États-Unis boo seetee gars yi ñoom ci classique bi lañ commencé parce que classique bi li taxoon gars yi doon ko doon def xam nga discrimination raciale dafa mës a am mooy xeeb ñenn ñi wan leen ne leen yéen voilà boo dante xeet léegi il fallait que nag ñoom face à tout cela ñoom ñu wax léegi li ngay wax mënut a nekk langage codé mais il faut mu nekk langage bu clair nga am noo ko waxee ba ki ngay waxal mun la dégg loolu moo taxoon ñoom ci classique lañ démarré muy rap beat ak basse caisse claire te micro rap normal maintenant c'est avec l'évolution lañ gis yeneen style mu génn ay dirty house trap music ak yeneen mais boo seetee à la base ñoom ñi njëkk rap foofu noonu classique lañ doon def après ci lañ gis ne am na leneen lu bees gars yi xaw a modifier rap bi indi style ragamuffin mu jege comme li Chabaran si doon def ak ñoom Shaggy voilà parce que gars yi doon leen considérer ay hip-hopeurs mais pratiquement xaw nañu wuteeg hip-hopeurs yi mais ba tey comme culture urbaine lañ doon def aussi dañ leen di intégrer ba tey ci hip-hop bi. waaw ba tey di leen fàttali ñuy jàkkaarloog suñu grand négro mi nga xam ne day décortiquer ay album ak hip-hop fu mu jugee ak hip-hop Sénégal di leen wax ne yéen a ngi ci en direct Pakala FM 104.6 l'émission Kaddu Jolof présentée par DAT voix qui vous donne plaisir d'écouter la radio ginnaaw bu ñu dégloo li nga xam ne mooy hip-hop nu mu juddoo ak ni mu def ba dugg États-Unis ak ni ñu def naan ban genre rap lañ gars yi njëkkoon a def dañuy ñëw si li nga xam ne mooy Dakar Sénégal fii naka la fi rap bi duggee grand négro naka la rap bi duggee fii ak ban année la. voilà rap bi aussi au Sénégal ci xayma buñ koy xool 1988 moom la ñu mën a jël comme année de référence parce que jamono boobu fekk na ñu ci bëree bëri ñu ngi déglu ay Chabaran ñu ngi déglu MC Hammer
ñuy déglu Michael Jackson ñuy déglu yenn rappeurs yu mag yi ñoom Keris One Public Enemy ñu commencé di def benn genre révolte noir yi di gën a am place la société bi nga xam ne dañ leen di boddi commencé di gën a am place di gën a am importance léegi nag 88 li taxoon mu xaw a particulier ci Sénégal mooy année universitaire bi dafa xawoon jaxasoo mooy étudiants yi dañoo xawoon am benn problème bi jógee université wadd ci école yi voilà ba ñuy wax année blanche léegi ñu ci bëree bëri il fallait que ñu génn kaas du parents yi ñooy génn quoi voilà élèves yi ñoo doon génn léegi boo seetee les premiers rappeurs c'est des bacheliers ñu nekkoon étudiants ba pare après ñoom ñoo njëkk rap pratiquement moo tax boo seetee ci mouvance boobu ci le PBS génnee ay awa di déggati gars yooyu yëpp gars yi dañoo jàng doo déggee français bi ñuy wax ak anglais bi ñuy wax c'est de niveau après ñu gis ne loolu moom moo avancé booy dugg ci parce que dafa am lu ñu waroon a kaas 88 89 90 groupe yi gën a yokk ay Pifras ñëw na Daara ji ñëw na Ñuute Rapadio ñëw na keneen ak keneen ñëw na donc ay mag accompli yu mature yu jàng ba pare ñoom ñoo doon rap parce que contexte bi il fallait que ñu wax ak nguur gi il fallait que ñu wax ak société bi il faut ñu wax ak diine ji il faut ñu wax ak lii ak laa ak lële c'était pour un changement. kon ni mu commencé woon ci États-Unis ñuy kaasal li nga xam ne mooy askan wi noonu la duggee tamit Sénégal. donc voilà noonu la fi duggee parce que ñoom benn genre influence moo jógee États-Unis ñëw influencer leen ñoom aussi bon c'était les premiers rappeurs sénégalais pratiquement c'était comme les premiers rappeurs américains. maanaam si ñoom lañ daan roy quoi niñ daan rabee ñoom noonu la ñuy rabee di copier seeni son di rap anglais rap olof bi naka la duggee ak kan moo njëkk def rap olof. voilà parce que gars yi daal am na boo seetee am na léeg-léeg ma dégg booy di tooñ naan non am na benn rappeur bu ñuy wax Amson moom moo njëkk a rap voilà. maa ngi dégg Mollah Morgun ci benn émission mu ne Unson gars yi dañuy wax PPS mais moom moo njëkk a rap defoon benn son bu ñu naan Sida moom it ci moom la njëkk gisee rap te kooku man musuma kaa gis musuma dégg son quoi loolu naka nga ko mën a expliquer yow mi nga xam ne rap bi bu muy dugg yaa ngi fi. waaw c'est que xam nga bu fekkee ne moom la ñuy wax ne moom moo njëkk a rap c'est que jamono boobu noonu dafa nekkoon ne gars yi dañuy dañ doon doog a gis peut-être ay phénomènes yu bees te déjà rap am na aux États-Unis fii tamit ay jeunes ñoom ñoo fi nekk dañuy copier mu jéngu def benn soundam di sensibiliser moom ubbi na buntu bi après ñu gis ne PBS ñëw nañ te PBS à la base boo seetee Awadi sax il n'est pas sénégalais moom feneen la jógee si voilà est-ce que jógewul Bénin mix gars yi nee nañ mix entre sénégalais ak béninois la mais DJ la tudd sant Awadi DJ la tudd sant Awadi waaw DJ Awadi moom mooy son vrai nom moom amul tur MC léegi dëggati moom moo ñëw moom tukuleur la quoi ensuite ñoom ñu def seen combinaison ñu nekk ñaar ñi nga xamante ne ñoom ñoo njëkk a matérialiser rap ak groupe Sénégal rap bi groupe la fi duggee boo seetee les premiers rappeurs c'était par groupe esprit collectif la fi rap bi duggee après si lañ gis benn famille religieuse la famille Sall famille Abbas Sall ñoom it ñu am benn rappeur muy MC Lida waaw bu dëkkoon Louga après famille bi commencé yow sëriñ nga et cetera mu rap fii a jëla la nga bëgg sound bu nice voilà après la demaat moom continuer ji moodoom bon est-ce que moom moo njëkk a génne album mais je sais que ne génne woon na fi benn produit moom amoon solo mais voilà mais xam naa ne ci les premiers yi njëkk a génne produit au Sénégal ci la bokk MC Lida waaw après PBS aussi si les premiers ñi fi njëkk a génne album rap lañ ci li ñu mën a jàpp ñun PBS la quoi après MC Lida génn na jékki-jékki Pifras génn na après Daara ji génn na Xur Mbege génn na le groupe de Maxi Crazy après Doomu Jolof génn na après VI bi génn na keneen ak keneen génn na ba whatever. ñoom ñi njëkk a def rap bi fii kan moo fi promouvoir rap olof comme que gars yi bu ñuy gis nañu bu ñuy commencé en anglais lañ daan rap wala ñu copier son kaana defaat ko même beat
di ko jouer ci live ak yooyu kan moo fi njëkk a def rap olof ban groupe la wala ban solo la. waaw mais MC Lida rap wolof la doon waaw PBS aussi même si seulement si Awadi moom français la doon rabee lu bëree bëri mais Dégeti refrain yi mu doon chantonné ak te Dégeti da doon rap en même temps tam wolof la doon def après yeneen groupe yi si topp yëpp rap wolof rek lañ doon def donc à part Awadi bi doon rap en français ñeneen ñi si topp ñëpp rap wolof lañ doon def quoi parce que ñun wolof lañ nàmp wolof lañ xam même si seulement si l'influence c'est anglais mais ñun aussi dans la pratique on faisait que du wolof. gisoon nañ tamit ne groupe bi da nga daan gis ñetti MC la ñu doon rap kii day rap kii di reggae kii di soul wala kii di toasté lan moo waraloon loolu quoi ñëwuñ ñuy raj def 100% rap. waaw c'est que moment boobu tamit il fallait que gars yi comprendre quoi parce que jamonoy MC Hammer ngoy dégg fële aux États-Unis jamonoy Sabarench gars yi xam nañ ko après nga jékki-jékki dégg ñoom ay yenn groupe yi ay Keris One Public Enemy donc il fallait que gars yi ni ñu copier rap bi rek après noonu lañ koy appliquer moo tax il fallait que voilà loolu moo nekkoon à la mode te gars yi loolu dafa nekkoon à la mode 88 waaw parce que ñun fekk na États-Unis ñoom rawee nañ ñu pratiquement 10 ans parce que ñoom 70 rap commencé na ñun ñooy commencé 88 kon 18 ans ñoom rap nañ ko ñun ñu toog a rap. 88 ci la mode boobu amoon rap reggae soul. donc dafa tombé woon ak jamono boobu loolu moom moo amoon donc il fallait que ñoom ñu indi benn waykat indi benn rappeur indi kenn kuy def voilà reggae dancehall c'est que ñetti xeetu musique yooyu R&B da doon dox aux États-Unis rap di dox reggae dancehall bi di dox ak ñoom Sabarench donc il fallait que ñun tamit ñu indi benn coloration boo xam ne di nga mën a ratisser ñetti xeetu musique yëpp dajale ko ci benn après si lañ dem ba boo seetee 88 ñu ñëw 98 ñaata la 10 ans rapa loolu rek moo amoon léegi Rapadio bi mu ñëwee 98 1998 ak seen album bu njëkk ci lañ ñëw ne nag pourquoi pas Sénégal di def rap soul ak ragamuffin hardcore moom moo fi war a am képp ku deful hardcore fake nga képp ku koy def real nga si lañ indi nag concept bu bees au Sénégal muy concept de real ak fake. daa mel ni son bii ne la de ñu dem déglu ko ñëwaat. ginnaaw bu ñu dégloo sound boobu di nga xam ne Rapadio moo ko def tuddee xibaaru underground bokkoon ci album ku wet xam sa bopp ñu ñëw ci 98 lu tax Rapadio indi sound boobu dafa fekk États-Unis tamit bàyyi liñ doon def wala ñoom ñoo créé seen yëfu bopp. non du question de création mais dafa fekk tamit aux États-Unis 98 changement am na fa parce que ñun à chaque fois bu changement amee mouvement bii ñëw bees ñoom dañuy topp rythme boobu parce que au début rap ragamuffin et tout mélange moo doon am léegi bi ñëwee ba les années 1992 mooy moment yi ñoom Tupac di dugg si rap bi gis nga ne ñoom Tupac pratiquement ay rappeurs individuels lañ ñëwee voilà commencé clashante bi voilà commencé di wax ñi ay fake lañ et cetera loolu moom moo dem ba Tupac bi muy dee 96 loolu la fa bàyyi après Biggie dee si ginnaawam loolu moom moo continuer
moo tax Rapadio ñoom aussi bi ñu ñëwee loolu lañu indaale maanaam benn style boo xamante ne nii c'est pour tamponner pour dal waaw bu hard bi loolu ñoom it loolu lañ ñëwaalee loolu moo tax mu indi concept de real ak fake ak clashante bi. kon période bu ne bu rap bi nu mu mel rek États-Unis lay tombé mu yam fa noonu tamit Sénégal tamit ñoom jël loolu kon dafa mel ni su ma la déggee mooy 98 bi Rapadio di ñëw dafa fekk 96 loolu moo amoon États-Unis Tupac ak Biggie seen histoire bu dee mën nañu ñëw tënkal ñu si tuuti rek laata ñuy jàll ci li nga xam ne mooy rap Galsen. waaw non Tupac ak Biggie ay gayen lañu woon mais boo seetee Tupac moom moo njëkk a rap Biggie aussi freestyler la woon boo xam ne Tupac moom moo ko révélé léegi ñoom ñaar ñu nekk ay gayen ba Tupac bu muy signé Digital Underground Tupac moom faut signé dans ses débuts entre les années 1900 je me souviens dans les années 1992 mu ngi signé Digital Underground mais yàggu fa quoi après la dem dans les années 1995 Tupac signé Death Row moom Suge Knight moom moo ko signé woon ba bi muy dee ci otoom sax la deewee après Biggie aussi di joobu boppam ak Bad Boy mooy structure waaw biñ koy rey biñ koy tirer ci oto bi waaw Las Vegas léegi kii moom Bad Boy moom moo ko signé woon quoi le label de Puff Daddy ñoom ñoo signé woon Biggie maintenant seen diggante nag dafa amoon ay bif pourquoi parce que Tupac ak Biggie ñu ngi doon ànd di def ay freestyle et tout ku nekk sa célébrité bopp ba ku nekk signé fu différent après ñu ngi continuer woon aussi di gisee nekk ay gaañ léegi ba ñu mësoon a tenté rey Tupac far Tupac deewul quoi ñu dooroon ko 5 balles fekk doon seedi Biggie doon ñëw si labelam pour def benn prise foofu après bi loolu amee ñu jiiñ Tupac viol benn xale bu jigéen lañ jiiñoon ne da ko violé ba tëjoon ko ci biir kaso nag lu dugg dégg fa benn son bu Biggie def di ko clash ne ko lii ak lii biñ lay chat biñ lay tirer ak yooyu yëpp aussi nand naa dil bi nu mu fa demee mu ne nag kii c'est un traître léegi nag loolu non même bu dee ne du Biggie warul bàyyi ba Tupac dugg kaso muy expliquer ay détails si tentative de meurtre am quoi léegi nag moom tam mu génn ne comme ñii sama gaayen la man maa ko présenté dugal ko ci circuit bi mu gis ay gars yu comploté pour rey ma mu xam ko te waxuma ko bu ma génnee dina ça va chauffer après ci la ko Suge Knight signé ak Death Row génne ko libéré ko prison mu génn engagé combat bi ak ñoom donc loolu moom la ñu topp di ko topp ba après ay dee am ci quoi donc ay clashante la woon ba ci yàgg mu nekk biif ba ci yàgg bu dee am ci. ba tey yéen a ngi déglu Pakal FM 104.6 avec DAT la voix qui vous donne plaisir d'écouter la radio émission Kaddu Jolof Pakal FM 104.6 ba tey entreprise bu ndaw la woon pour diggante Tupac ak Biggie ba tey ñu ngi nekkoon ci Rapadio 98 ñu gis ne 3 MCs yoo xam ne dañ naan rap classique rap hardcore jamono jooju ñu gis ni rappeurs yu bëri tamit si la ñu quitté bàyyi li nga xam ne mooy rap bi classe bi moo leen daloon wala dañoo gisoon leneen dem wala noo gisee rappeurs yi ni ñu wàññeekoo 98. non c'est que ñoom biñ ñëwee dañoo indi style boo xamante ne nii gars yi miinuñu ko woon quoi ñu ñëw xaw a terroriser nag parce que dañoo ñëw classe ñëpp lañ classe boo seetee ñoo ngi ñëw di get up xabaaru underground dañoo muus dañoo seet groupe yi fi gënoon cartonné public bi gënoon leen topp boo seetee sound boobu ñooñu lañ classe sax bu baax a baax. classe nañ ay sunu flavor classe nañ daara ji classe nañ PBS classe nañ Pifras ñëpp lañ classe ñi nga xam ne ñoom lañ gënoon gis voilà ak jant bi léegi nag bu fekkee ne yow ponkal yi nga ñëw rek cible leen di leen bomb non mais peut-être pour wut tour la mais bon ci beneen côté tamit mun nga gis ne du wut tour parce que Rapadio aussi avant seen album di génn gars yi xamoon nañ leen ba pare si woon nañ mais c'était juste ñoom dañoo jàppoon ne rap Sénégal waroon na subir ab changement te changement bi ci ñoom lay jóge léegi ñu gis ne ñoom pourquoi gars yi di copier ñii di def rap soul ak rap love est-ce que du ñu ñëw ci l'essentiel muy teewal askan ñoom loolu lañ gënoon gis biñ clashé nag ñi sentir seen bopp bàyyi nañ
am na ci ñeneen ñoo xam ne dañ doon jéem a virer ci hardcore bi te hardcore bi jàppu leen biñ demee virer ci quelque temps doxul après Yat Fu ñëw génne beneen album tamit album bu fàtte naa album bi nu mu tuddoonati 98 waaye Yonent Rap mu nekk hardcore aussi bu tàng léegi nag gars yu bëri gis ne léegi bii style moo bees léegi ñi ko mën adhéré si ñi ko mënut bàyyi nañ loolu moom moo xawoon a déséquilibré rap bi tuuti. waaw loolu moo kon looloo indi li nga xam ne mooy gars yi bàyyi mënuñu woon xaakoo bi carrément ñu gis rap bi di dox diggante 98 ba ay 2000 yooyu affaire bi xaw a naas quoi déggatuñ dara. non jamono boobu du woon question de rappeurs yi ñoo tëlee wala ñoom ñoo bàyyi c'est juste que ne pour man moment boobu sax si la rap bi gënoon dox parce que rap Sénégal déjà melomaan yi jamono boobu si lañ ko gënoon a bàyyi xel parce que bi fii doon am entre rappeurs yi clash yi album yi ni mu daan génnee producteurs yi ni ñu engagé woon concert yi ni mu daan feesee pour man jamono boobu la rap bi gënoon dox quoi mais ay album ñu ngi doon génn entre 98 99 2000 2001 2002 2005 moment boobu yëpp ay album ñu ngi doon génn parce que producteurs yaa ngi fi woon concert yi tamit ñu ngi doon dox man. da ngaa jàpp parce que Rapadio li mu defoon tamit moo taxoon gars yi ñëw xam ne rap bi léegi commencé na baax ñu ñëw dugal suñu loxo wala. waaw loolu mën na nekk loolu moom bon mën na nekk quoi parce que boo seetee bi Rapadio ñëwee après Talla Diagne mooy c'était le plus grand producteur au temps moom finalement boo seetee album Xumaan ak Bibson clandestin frère ennemi moom moo ko produit dafa ñëw jàpp ci rap bi Mr Ken ak ginnaaw loolu la Mr Ken ñëw Mr Ken ay 2001 la ñëw. bismillah jom hip hop ba jàmm ngam Mr Ken ba jàmm ngam real MCs ba jàmm ngeen my first yéen ma fekk si fii ci Barza fas yéene ma delloo daari dunia ba anten ngeen sama sharia xam ngeen ni moos diis naa diisaay gu laaj xam daaj dégg daaj jàpp daaj dëkk si daaj dëkk di daaj ba ku la gis di jàpp daaj te tooñ yi ngeen ma tooñ ci yoon yi ma ñëw ci jamono dégg nga maam ñàkk ma jox cër dëkkal ma fu ma dëkkul ñii di jaay xam-xam ba di ma fenal ñii di jaay fit ba di ma réeral ñene di jëriñoo sama bayre ngir am gel borom ñàkk bopp bu jógul si ma di ma suufeel yeneen musique yi ñeema ba di ma fexeel ak ñii di ma dundi te bañ maa dundal ba ku ma gis di ma ñaawal tax na ma dee Sénégal ñàkk ko xam gi ngeen ñàkk ko xam sànde gi di hip hop de tax na bëggatuma dellu Sénégal te ñi jot a xam si sama waa kër dégg nga maam dance tech rap DJing MC kenn dundalu leen Sénégal xanaa xamu leen ne sama melokaan weesu na underground gangsta hardcore roof neck G-funk love style dreamy ego trip freestyle joogi joog old school new school duma varié te duma lu ñuy varié mbala souk salsa no duma varié te duma lu ñuy varié man rap revolution act population duma xewi duma sappi duma it kuy dee ndaxte dëgg du dee ha 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 da ngeen maa umpale duma moromu benn journal ci wàllu information kon war ma mën a doon ku ñuy foowee ndaxte kuy namp ba ku be jaaw ku ma déglu ma wax la sa njëriñ te su ma doonul sa garab wan la sa sëriñ xoolal niñ may màggalee fii ci Barza man rap naa lu jiitu dëgg lu jiitu lu MC rap kon soo leen bëggee ma del si déy ma dekk déy da ngeen may jox cër képp ku ma jox cër bépp MC joxande cër sambal ma real hip hop te di gëstu deneen ma gëstu jox saa waa ju ñaan concert ak fi ma play en live bu leen fàtte soirée hip hop son dee leen ma son ba ma son te di jënd sama cassette su ko defee ma del ci Sénégal hey Mr Ken waaju mu samul geen ma dey la dey ñëw ci job son di nga doon léegi nag yeewi naa leen mën ngeen a dem maa ngi seen ginnaaw waxuma ak seer te ab seer mënuma jëriñoo waaye mënees na ma defar ab seer ba mu doon ku ñuy ràññee ci jamono sarale waaw ay politiciens ay dekkil rap yooyu yëpp après la ñëw donc ci lañ gis ne sax finalement ci album yooyu li ci nekk ay rap soul bëriwul quoi lépp style bu bees bi moom moo ko gënoon a coloré quoi donc ñoom dañoo ñëw formaté waat rap bi indiwaat ñoom seen style imposé ko nit ñi mais conséquences yi nag après la parce que dañoo dem ba imposer style boobu
ñu am public boo xamante ne nii accepté tul musique boobu quoi parce que dañoo jàpp ne c'est très violent voilà paroles yi c'est un peu violent donc loolu après dafa indi benn crise bi kañ la feeñ à partir des années 2005 mooy bi làmb ji tëbee nag jóg après ñu bëri divorcé nag ci rap bi après rap bi commencé di flotter entre 2005 2006 2007 2008 Canabasse ñëw fël indi Dirty South léegi nag am ñoo xamante ne nii bon bàyyi woon nañ divorcé nañ après Dirty South bi ñëw xaw a yomb ci ñoom ñu ñëw la nga amu ci Dirty South bi te boo seetee Dirty South bi musique la boo xam ne ñoom it boy yi bu doon ne dañ ko copier ci grand yi day tane mais ci moment bi rap bi nekkee décadence ñoom ci lañ ko copier directement ci américains yi parce que ñoom Lil Wayne ñoo fël voilà moment boobu tamit dafa fekk ñoom Lil Wayne ñëw ak seen concept Young Money ay Cash Money Dirty South bi jóg ñu copier ko direct après ñoom aussi ñu continuer ak seen tendance ba trap génn beneen génération aussi rocceeku ci Dirty South bi ak reggaeton bi féete ci trap bi ba tey ji trap bi moom moo fi nekk. gisoon nañ tamit bi Canabasse génnee Dirty South gis nañ yenn groupe yu bëri ñëw nañ di ko classe si Dirty South dafa méngoowul ak hip hop wala lan moo waraloon classe beeg yooyu. non Dirty South hip hop la trap sax hip hop la gars yi dañuy wax rek mais Dirty South ak trap yëpp si hip hop la bokk. c'est juste que ne gars yi moom ñoom lu bees lu ne changement la ñu mënul accepter quoi te peut-être li nekkoon problème bi mooy Dirty South ak trap bi gars yi di def ba peut-être thèmes yi gars yi di développer xëy na moom mooy choqué quoi parce que xaalis la ñuy wax sexe la ñuy wax jigéen la ñuy wax wane ay clips yoo xam ne vraiment c'est l'extase quoi xëy na loolu moom moo indi problème bi mais boo seetee ñaari style yi boo ci tànn bu ne hip hop la bokk ci hip hop la bokk boo ko defee normalement kenn du wax quoi. di leen fàttali ba tey ñu ngi jàkkaarloo ko Mamène Grand Negro ci ñi nga xam ne mooy kaddu Jolof destination bi 15h lañ koy waxee saa su ne léegi dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy nouvelle génération bi gis nañ ne léegi rap bi bëri na ay sample yoo xam ne day xaw a indi dafa xaw a mbalaxee ba gars yi sax dañuy wax naan léegi gars yi mbalax la ñuy def dafa tuñ rap loolu lu indi loolu changement boobu. waaw sample moom si hip hop la bokk. sample ci musique sax laay wax la bokk parce que sample du leen lu dul benn extrait sonore boo daggee fenn yow xëy na sa beatmaker mënul te jouer notes yi ñu dagg sample bi ñëw pour mun ci créer beneen ensemble bu bees léegi nag dañuy comprendre ne dafa am 3 xeeti sample mooy dafa am sample boo xam ne sample musical la quoi musique la ñuy sampler am boo xam ne sample vocal la baatu nit ñuy utiliser teg ko ci kaw son comme ni ko Omzo defee woon ak Gelwaar. ñun askan wi nga xam ne amuñu kadu amuñu fayda ñuy fecc ak di woy jagleel ko ci mbal bi yoo ak fayda suñu maam Kocc Barma nee na su fekkente ne bu ngaaree as gor dee ko jox suba gu jot li muy dunde bu yàggee nga sotti ko mala ma ne nañ leen ubbi suñ bët yi xool te xam ne ak njaboot munta sosu sax leen dëgër su sukkandikuwul ci lenn lu dul yelwaan ko sax dak nga xale ji juddu reen ñi juddu woon daaw ak ñi juddu ji déwén ñi ñu ngente tey ñi ñu bëtal ba suba sama xeex ngir jéeni neen la ndax su nekkoon jéene nekk la naa nangu fanaan si bi ma leen dencal firnde neen. voilà mooy ku la abal bët te mu ko defoon ko ci compilation politicien am yeneen loo xam ne ay sample vocal sample par bruitage la mooy da ngay dégg son buy daw ba ci ak nga dégg wala nga dégg yooyu loolu ay bruitage la quoi donc yooyu ci musique la bokk. Maintenant le rap à la base caisse claire la beat ak basse ak ay notam spécial mais bis boo roccee kees yi joué ci mbalax maanaam sabar wala tama wala leneen problème day am quoi parce que ñoom. sample bi fan lañ ko war a dugal ba mu doon hip hop. voilà sample fu ñu ko war a dugal ba mu doon hip hop man je crois que ne kees yi war a tëgg gin cis loolu moom mooy base rap maintenant boo dee sample ci li koy accompagner maanaam pour harmoniser quoi maanaam vent yi
notes yi tegu ci kaw pour coloration bi pour man foofu la ñu war a indi sample et boo seetee ma jox la benn sound par exemple rétro boo jëlee frère ennemi nga jël benn morceau bu ñuy wax clandestin. ci lekk bu cher solo bu rafet bool loo mu ci am fay sulu yaat yoone dëkk bëgg ñi mën la ñaanal bul fàtte mukk ñoo doon fanaanal bul ceen sa jikko wér ci as mun a laat sa biir xool iko balaa ngay am jaam foog nga jaar ci jaam lañ jël sample ko note bi rek mais kees yi à la base keesu rap la. nee naa la son Youssou Ndour lañ jël sound bu mu tuddee woon Jamil bokkoon ci album Onda bi defe naa ni directeur xam na li may wax li nga xam ne mooy def retour musical yi Selection of the best yaa ngi géew crime flow technique vibe don't lyricist bu sa mind solo men doo ko gis da ngay weddi let me get down ma wane li nga tële li ñu wutale ci beat sound man taf ma it sound lay tiit it machine sa bëggee léegi it machine mën rap bëri jàpp kenn ko sikki sàkk foo ñu seen yaa ngi gis real hip hop level bu yégal ko men yóbbu ko Honda Tap lu si ñun du si yéen te du musa baax da nga mën a fu ne di faj gaañe ne ko na ma moytu bu soro damay gaañe léegi yaa ngi ci du ko bi di siisu nangul te roy si fi loo baax ñu faax naan ndimo bu ñu benn Jamil Youssou Ndour a ko defoon bokkoon ci album moom Onda bi ñoom gis nañ tamit ñoom ñu jël son boobu def ko seen son bi moo ngi tudd number one bokk seen album Feu yow genre boobu mooy sample bu jaar yoon wala dafa ëpp. non boobu sample bu normal la sample parce que dès l'instant que ne bon jël nga sound Youssou Ndour li nga ci soxla nga ci coupé mais ba tey base rap bi mi ngi fi sample bi c'est très normal quoi c'est très normal boobu moom amu si lu may critiquer boobu moom bu ko auditeurs yi déggee sax defe naa dinañ apprécier quoi kooku sample bu normal la. son boobu léeg-léeg daf keroog ko bokk na ci li nga xam ne mooy kii bi sélection bi léegi ñuy ñëw ci li nga xam ne mooy moo koy yàq quoi mooy yàq rap bi jamono ji ut xaalis bi fii trap bi fii ne fii di classante ego trip affaire yooyu loolu fan la mën a jëmee rap bi. waaw actuellement bon rap bi moom mu ngi souffrir bu baax a baax parce que mélomane yi ñoom ñu ngi kaas coow li bëri na te boo seetee yenn xeetu son yi ak yenn comportement yi bokk na ci maintenant boo seetee comme première génération bi njëkk rap au Sénégal ñoom gars yi dañoo maturoon quoi dañoo amoon ay 20 ans et plus commencé di rap mais boo seetee même ay 13 ans 14 ans sax ñu ngi rap te tey jii bu fekkee ne man am naa par exemple 35 ans et plus boobu mooy maa ngi bëgg a dugg sama 40 ans ma toog benn boy bu am 14 ans ñëw ne daf ma bëgg a yedd daf ma bëgg a xamal àdduna te xamul li ma xam musique bi du dox quoi message am du jàll ci man donc garab bu la sotul du la may ker en plus yenn xeetu. da nga jàpp ne léegi booy yi rap dañoo amul xam-xam comme grand yi nga xam niñ duggee woon si rap dañoo amoon ay diplôme léegi da nga gis ne booy yi rap léegi amuñu diplôme moo tax rap bi jëmee côté wala. non même bu dul diplôme parce que nit ki mën na bañ a jàng sax am xel loolu day am c'est que rap leen la rek mooy am expérience ci àdduna sa xel ubbeeku ci àdduna même boo jàngul école amoo diplôme parce que am na rappeurs yoo xam ne amuñu diplôme mais dañoo c'est que bu fekkee ne yow da ngay yedd ay mag il faut nga am xelu mag mais boo seetee texte yi actuellement ni mu pauvre booy yi léegi ego trip rek la ñuy defar clash léegi bindatuñu loo xamante ne nii pour wax ne bon robinet yaa ngi tëj Sénégal ñu ngi sàcc xale yu jigéen yi di dagg seen i cër ñu ngi def li nit ñi julleetuñu waxatuñu yooyu quoi parce que ñoom loolu du seen monde. engagement bi newu fi quoi lan nga jàpp ne moo dindi engagement bi ci rap bi. engagement bi li ko dindi du leen lu dul manqué niveau social la rek du niveau d'étude mais manqué niveau social parce que société bi boo ci duggul ba sori ci biir société bi xamoo lu xew ci société bi mënoo ko nettali yaa ngi comprendre donc loolu bokk na ci beneen bi nag mooy peut-être nit ki moom looy dugg lu ne da nga koy xam mais bu fekkee ne dama bëgg a dugg ci musique par exemple ne damay def benn son après son bi dugal ko ci téléphone xale yu jigéen yi ñu koy sound fu ñu toog loolu rek sa succès la après sa succès dafa ndaw quoi en plus internet bi ni mu ñëwee ak WhatsApp bi et tout dafa ñëw aussi xaw a yàq affaire yi parce que taf nit ki jàpp ne siiw na egg na foo xamante ne nii alors que yow sa succès xëy na nganda rek la yem quoi wala yow sa succès géejuwaay rek la yem wala sa succès et cetera mais succès dafa war a nekk national ba pare nekk international su ko defee nit ki mën a tëb mais boo xoolee tey jii statut yu bëri
da ngay gis ku def benn vidéo ak benn daggitu son jox ko jigéen ñi ñu def ci di ko snap donc loolu aussi bokk na si li yàq rap bi instant bi maanaam def son yow da ngay def loo xam ne comme maa ngi koy gis kii def ko benn freestyle naarap yi nee na moom te ngay góob it yi may jiw man respect laay réew yow bës bu day pour weñ ñi di lay mbiw li muy succès bi muy def dakaa ji quoi pour góob ko mais ñeneen ñi seen succès ay ginnaaw kër la weñ ñi rek ñoo koy biwu quoi waaw boo seetee loolu punchline lay defal gars yi xam naa punchline lay defal gars yi raay la tamit ci benn côté def ji loo xam ne ëllëg di nga ko góob moo gën def loo xam ne tey rek la mu jeex quoi tey te loolu gis nañ ne tamit jamono ji bëri na lool lan nga jàpp ne moo war a mën a changé waat rek ba mu delluwaat ci base yi nga xam ne moom la ci doon ban solution nga ci am yow. waaw pourtant loolu moom bon jafewul quoi DAT loolu jafewul c'est juste que ne gars yi xam ne rap musique la rap aussi art la rap aussi waaw musique la dañ koy dégg di ko bégee art la dañ koy dund rap aussi vécu la muy man damay am ay expérience par exemple mun naa manqué liggéey chômé pendant 10 ans après fexe ba am liggéey peut-être jàpp ci rap bi am sama succès mun naa di xelal nit ñi nii ak nii la muñ wala chômé woon naa maanaam li ngay dund moom ngay nettali quoi créer sa benn monde maintenant bu ñu profité tamit ci yenn moyens yi ak internet bi aussi jàpp ne siiw nañu alors que siiwuñu quoi te nañ xaw a engagé li ñu war a wax mi ngi ci société bi nañ ko wax donc hip hop wala rap boo ci mënti tànn aussi loolu la rek nañ am engagement d'abord am amour bi xam fi ñuy teg suñu tànk bañ a yàkkamti succès bi daal. allez créer benn maturité bu fi nekkee rek après rap bi mën na baax quoi. ba tey di leen fàttali ni Grand Negro lañ toogal dama bëgg tuuti nga ñëwal ma ci li nga xam ne mooy koo xam ne dafa bëgg rap maanaam man déglu naa rap ba mu neex ma mu bëgg def carrière rap lan moo war a njëkk ci man. comme déjà am na amour bi déjà base la boo xasee am amouru rap maanaam bëgg naa rap après li ci des moom trën la quoi mooy jàng nu ñuy bindee texte jàng nu ñuy mesurer travailler sa voix ba pare xam fan ngay teg sa tànk. ñëwal ma ci li nga tudd fii léegi ñëwal ma ci par benn lan mooy mesure. waaw xam nga couplet rap par exemple bu fekkee da nga bëgg a def benn morceau bi mun nga ne 3 couplets laa koy def wala mun naa ne one shot lay doon quoi one shot mooy benn couplet enchaîné la du ab refrain. comme son wu kii bi Matar la Kagulaar comme ça ak son wu Ngaaka bi son Gaston def na ko Ngaaka def tamit defoon na ko mooy xolu nit 08 01 1994 Kérési def ci liñ ci mën vidéo di gën di tàkk maam ne ma lu picc rëy laa fa koy naawal sa bisu ngénte sax ñu bëri daan ci sàkku ndawal nit yaa ngi ñaan duñu am nit sell ci xel ak xol te buy sol biit la nen lay gaam ñaata xolu nit lañ boom nit yaa ngi dee ñaata xeetu nit lañu def doom nit yaa ngi tee nit ñi tee buñ nangu mukk suñu dignité luñ dignité suñuy soxla buñ ko jiitee xel yu ñu waroon teg ci kaas yi moo ñu teree ndekki lu néew lu ñu teg ci bànkaas yi moo ñu teree dekki nit a ngi dem di tëdd di fanaan fii ay di frek ñu jël li taaral bant di ko naan bay bàkk brek ñaata nit. donc loolu moom mooy one shot quoi donc bu la neexee nga def one shot bu la neexee nga def 3 couplets bu la neexee nga def 2 couplets mais couplets yi dañ koy mesurer mooy mesure da ngay teg 4 pieds 4 pieds ngay teg mu am ay rimam ak lépp waaw da ngay fexe mu am ma xool fi baatu nu guddi tëdd ci lay teppee sama xalima di rëdd déjà amagum nga 2 waaw 2 tegal nga ma 2 barres boo defaatee yeneen 2 barres yu mel noonu 4 mesures taxaw na 4 mesures léegi nga tegaat yeneen 4 mesures yu mel noonu 8 mesures taxaw na boo ci tegaatee yeneen 4 mesures 12 mesures taxaw na nga tegaat yeneen 4 16 mesures taxaw na couplet mi noonu am voilà loolu mooy couplet waaw couplet la ñuy wax strophe waaw
strophe dañ koy voilà bon gars yi ay couplet peut-être ñun français lañ gën a comprendre quoi donc strophe versification française moo koy wax léegi soo mënee mesurer nga mën a rimer rime mooy ay son yoo xam ne dafa niroo ñu di ko dégg ci dégg-dégg muy ñëw di ñëwaat waaw bon dégg-dégg bi lim son yu niroo yi di ñëw di ñëwaat da nga koy mën ba pare mën a xam li am solo li nga xam ne day intéressé doomu aadama yi texte yi nga di ko wax loolu moom jeune rappeur bu tënku si loolu mën a mesurer mën a rimer mën a bind lu am solo ba pare am voix même sa baat bu sewee sax nga xam ni nga koy utiliser ba wax ci lu am solo boo ko defee di nga nekk un rappeur. ba soo génnee sa voix soo ko déglu mu neex quoi léegi da nga may ñëwal ci li nga xam ne mooy façon rime yi quoi rime naka yan façon rime moo am. waaw bon defoon naa ci benn chronique benn vidéo def naa yow seetaanoon nga ko am na. waaw après ñu dem ñu xool vidéo bi nga xam ne defoon na ko ci li nga xam ne mooy rime détail ni mu ko détaillé ak ni mu ko defee yëpp Grand Negro fii ci Pakala FM. ñetti xeetu disposition donc les rimes dañ koy teg de 3 manières et selon ces 3 manières dafa am lu ñuy wax rime plate moom mooy ay rimes yoo xam ne dañuy toppalante par exemple. mun naa wax jeune nouveauté honoré de beauté maintenant nouveauté ak beauté ci ñaari phrase yoo xam ne dañoo teglante donc mu nekk lu am solo loolu moom mooy rime plate am na beneen xeetu rime boo xamante ne aussi dafa am ñu koy wax rime croisée ou rime alternée rime croisée ou rime alternée ñi lay dikkee da ngay am A teg ci B indiwaat A tegaat ci B donc loolu moom mooy rime croisée dañuy duggalante ou alterné donc mu nekk lu am solo artiste bi aussi daf ko war a comprendre. troisième xeetu rime bi nga xamante ne nii aussi dafa am solo te ñu war ko xam mooy rime embrassé mooy lan rime yoo xam ne aussi dañ ko jaxase mais dafa am nu ñu koy dugalee comme genre lacet daal moom aussi ban moom lay dikkee mi ngi dikkee nga jël A teg ci B indiwaat B mujjee A donc mu nekk lu am solo. ndax rajo la gis ngeen ni mu ko waxee ak ni mu ko expliqué toj ko par benn kon ni ngeen nga waxee rajo bi fii dañuy bëgg jeune rappeur bi nga xam ne yaa ngi déglu émission Kaddu Jolof lépp luy wàllu rap nga koy déggee fii di ko comprendre fii. ni nga ko tojee par benn rime plate rime vers rime croisé rime embrassé loolu est-ce que par force la nga koy def say texte. non c'est pas parce que actuellement xam nga musique moo évolué mais bu fekkee ne man dama bëgg Dip Doundou Guiss boo seetee moom ay soundam lu ci bëree bëri léegi ay fausse rime lay def quoi. waaw gis nañ gars yi di ko classé loolu naan ko doo rime yow loolu nan nga ko jàngatee. non pourtant li muy def lu am solo la c'est juste que. rime la tudd wala daka loolu lu beesam la quoi loolu am na ci rap wala. waaw pourtant am na ñuy def lu gën a garaaw par exemple Awadi boo jëlee ku mel ne DJ Awadi day rimer mais moom même mot bi mu bu waxee mal son bi beneen son bi mu war a indiwaat mu war ko rimer mal lay indiwaat quoi moom mooy rime yoo xam ne amul différence même son bi lay rimer waat loolu moo gën a garaaw mal loolu ba tey rime similaire la quoi rime similaire. mais kii Dip fausse rime lay indi te boo seetee ni mu koy defee il réussit toujours à le faire te boo seetee soundam moom la gars yi gën a consommer que ki nga xam ne day sonn ci rime yi quoi te loolu aussi bu fekkee ne nit ki mu ngi koy def di ko réussir di ci génn rek na jàpp ne moom mi ngi ci yoon bu baax bi quoi ce qui est li gën a essentiel ci son mooy seulement mu garder benn cadence bi am rythme ba pare am essentiel après nag rime dafa ñëw pour rendre le son ci sonorité bi benn beauté rek lay indi quoi bu fekkee ne artiste bi mën na ko respecter xayrun mooy li gën mais bu fekkee ne mën na leneen lu dul loolu aussi di def ay fausse rime comme Dip muy jàll di nice comme Dip aussi baax na xayrun artiste bi mën na ko def. ginnaaw bu ñu expliquer rime yeeg yooyu comme ça man am naa benn idée sound maa ngi bëgg a wax ci mën mi léegi naka damay bind ba pare
dem uti beat wala damay dem defar sama beat ba mu nice ñëw soo ko bind naka laa koy defee pour mu neex quoi. waaw boobu ñaari possibilité yëpp am na man par exemple man bi may nekk rappeur dama mës a bind ba pare wuti beat man loolu laa mës a def parce que dafa am ñoo xamante ne nii ñoom rythme bi seen bopp. foog nga am maîtrise wu xam beat bi fu muy fooy daanele wala da ngay tenter la chance rek moo waa ji nga xam ne moo ne ci machine bi di la régler moom moo koy régler. loolu yow day fekk nga mën a mesurer xam nga ñun dañoo xaw a jàng musique ba pare soog ci dugg quoi dañoo gëstu musique seulement instrument moom jànguma ko quoi mais musique gëstu naa ba xam les règles de base ak nan la ñuy defee musique ak nan la ñuy jàllalee le message et tout doog ci dugg moo tax ku mel ne man war na ko mën. musique moom lenn la musique pour évasion moo am maanaam féexal sa xol ak musique ak musique engagée mooy pour défendre benn cause léegi nag bu la neexee yow nga bind ba pare good beat loolu la ñuy woowee clé passe partout la waaw finalement léegi bu la neexee nga am beat bind ci kawam. soo doon conseiller booy bi soo dugg loo koy wax yow mu ban choix nga koy jox. waaw choix bi ma koy jox mooy na ut beat après bind ci kawam. ba xam caisse claire yi compter ko ba mu mat soog see bind quoi. parce que xam nga musique moo changé quoi surtout façon instrumentale yi am léegi dafa compliqué de sorte que même mun nga bind ba pare ut instrumental doo am daaj léegi su fekkee ne yow da nga am sa instrumental ba pare di bind ci kawam da ngay xam daaj bi te da lay mën a gën a mën a indil caaj ci li ngay def quoi man su may conseiller boy yi loolu laa leen di conseiller nañ wut beat bind ci kawam parce que il faut vraiment nga yàgg ci musique pour mën a bind ba pare soog a mën a tegu ci kaw beat après nag beneen conseil bi mooy nañuy répéter di def live suñ ñëwee concert ak yooyu léegi ginnaaw mu jógee ci benn son léegi album laa bëgg naka lañ koy defee damay dajale samay 10 son ba mu mat ma ñëw def ko ci CD ne leen génne naa album wala yan base la album war a tegu dama bëgg génne album yan base laay tegu. waaw boobu question moom DIT dama ci sawar quoi parce que def naa ci benn vidéo bu war a génn sax temps yi nii ci album xam nga album liggéey bu yàgg la nekkul ne damay am jabu génne album 2018 rek dama koy génne mais album bu njëkk dans les années 1960 70 80 90 artiste bu daan génne album da nga koy waajal par exemple 1 an avant sax day kii parce que dañ lay wax ne la génneel EP wala nga génne EP mooy maxi EP ak maxi xam nga bu dee EP anglais mooy wax extending player français moom moo ko traduire tuddee ko maxi 4 sons lay doon wala 5 sons au maximum. benn base yoo koy teg mën nga dajale 4 sons rek génnee ko maxi. non dafa am base parce que dañ lay wax ne la da ngay def 4 thèmes yu différents benn son 4 thèmes yi benn son bi da nga koy jouer ba mu mën a dem discothèque pour promo discothèque bi jàll nga defaat beneen son boo xam ne pour écoute la rajo promo rajo bi jàll nga def beneen son boo xam ne version déglu kër la comprendre pour kii nga def beneen son boo xam ne version concert la voilà léegi 4 thèmes yu différents lay doon nga jouer ci 4 sons ba pare nee na maxi bi buy génn maxi mooy EP da nga ciy boole instrumental yi Maxi Crazy génne woon na ko fi premier maxi au Sénégal instrumental yi ci lay bokk pour bu ko DJ bëggee remixer ba pare paroles yi aussi da nga koy def version a cappella dugalaale ko ci pour bu ko DJ bëggee remixer ak yeneen beat léegi nag loolu ngay def promo pendant 4 mois 5 mois et tout temps d'écoute bi ay 20 minutes lay doon au maximum parce que 4 sons boo ko jëlee ay sons de 3 minutes lay doon voilà léegi promo bi foofu lay commencer bu boobu étape jàllee léegi nga commencer def say affiche di taf ci mbedd yi di def ay pub à travers les radios et télé et tout soo paree nag nekk nga ci sa enregistrement léegi album au maximum dañ lay wax temps d'écoute bi 80 minutes la 80 minutes boo ko jëlee ay 20 sons wala 22 sons au maximum bu la neexee album war na commencer 12 sons daal lay commencer ba 22 léegi nga travail su génnee nag nga dugg nag ci phase promo rajo après phase promo télé phase promo concert léegi album yooyu norme lay respecté tant que nag nit ki mu ngi koy def nag si norme album
mais nag bu ko nit ñi mënul matale nag li ñuy génne produit la mais moom mënuñu ko considérer album. defe naa ni yéen ñi soog a dugg ci rap dégg ngeen ni ñu commencé ci beat commencé ko ci bind commencé ko ci single ba ci maxi ba ci album léegi dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy mixtape dañ koy dégg mais léegi dañoo gis ay dàll tape njëgënaay tape ay lal tape ak à la base lan la woon mixtape lañ daan dégg léegi ñu dégg différence bi quoi mu changé carrément ay lu nekk gars yi indi ko loolu mun nañ ko aspecté wala. waaw non xam nga gars yi dañuy exagérer jamono bi parce que gis nga mixtape du MC moom moo koy def quoi à part peut-être nga def comme li Bibson defoon ci mise à jour dafa am ñaari version dafa am version boo xam ne dañoo enchaîner son yëpp quoi dugalante ko scratch kawam coupé fii voilà du dagg mixtape loolu mixtape la léegi mixtape boo seetee à la base DJ moom moo ko war a def te aux États-Unis premier mixtape yi njëkk a génn 1960 la génn avant rap di commencé 60 mixtape yi commencé woon na di génn muy moo njëkk a am su fekk na non album doon na génn ci yeneen xeetu musique waaw mais ci rap voilà léegi boo seetee DJ lu mu daan def mooy da doon toog daan ne par exemple sound Alioune Mbaye Nder neex na ma sound Youssou Ndour neex na ma sound Pakoti neex na ma sound Popesa neex na ma moom DJ bi li ko neex mu ne est-ce que du ma jël ma kët ci bu nekk ma kët ci 1 minute wala 30 secondes mixé leen dajale leen def ci ay scratch def ci ay ay yuuxoog affaire yooyu. scratch ku mooy comme lii déglu leen. léegi su ko defaree ba mixé ko ba pare def ci scratch ak ay affaires yooyu yëpp léegi nag bu Noël di jot maanaam 24 décembre 25 décembre réveillon yi léegi DJ bi moom da koy jël jaay ko famille yi pour famille yi di déglu musique boobu seen kër wala ñu koy def ci seeni soirée de réveillon ñu woowee ko mixtape kon comprendre nga lan moo taxoon jóg mixtape léegi ñu dem avec l'évolution du temps DJ yi daan ne pourquoi pas du ñu woo ay artistes jël ay beat jox leen ñu posé ci kawam ñun ñu jouer à la base suñuy scratch def suñuy travail de DJ buñ paree jaay ko mixtape beneen façon aussi ñëw na léegi nag ñu dem ba beneen instant artistes yi aussi ñoom it di defal seen bopp mixtape mais boo seetee mixtape benn genre sélection la quoi ay sons yu différents mais ñooy bokk cadence ñooy bokk rythme loolu la ñuy jël DJ bi fexe mixé ko enchaîner ko scratch ci def ci lim ci bëgg a def lépp bu paree véhiculer ko jaay ko léegi artistes yi nag ñoom dañuy ñëw génne sa benn 18 titres 20 titres 4 titres et cetera boo paree daal ni mixtape la alors que loolu du mixtape loolu produit la tuddee ko album wala nga tuddee ko maxi wala leneen wala LP loolu moom moo gën. defe naa ni yéen ñi doon déglu Pakala FM 104.6 ñëw nañ ci li nga xam ne mooy rab bi fi mu jógee ñëw ci li nga xam ne mooy rab bi nu mu duggee Sénégal ak producteurs yi ni ñu ñëwee ak rab bi décalage bu mu am ñëw nañ ci li nga xam ne mooy façon rab yi am dédicace trap ak classique ñëw nañ ci xaako tamit bu ñu jógee si loolu ñëw nañ ci li nga xam ne mooy underground bi ñi nga xam ne ñooy soog a rab nit ñi commencé rab bind nan lañ koy defee ñaata musique la war a am ñaata couplet la war a am ak tour couplet yi ni ñu ko indi nañ tamit li nga xam ne mooy album yi naka lay ñëwee album nan lañ ko war a defee ak nan lañ ko war a préparer ba ci mixtape jàkkaaroo nag suñu grand négro di ko wax mu wax dernier moom ak ban message lay lancer li nga xam ne mooy mouvement rap bi laata ñuy tàggatoo. voilà DAT man avant tout yow laay njëkk a jaajëfal quoi parce que yow moom sama rakk nga ku baax nga aussi ku ma jox cër nga. te gis naa liggéey bu am solo bi ngay def ci Pakala FM damay suivre émission bi toujours te fii à Dakar aussi gars yi dañuy suivre émission bi te gars yi dañ lay bàyyi xel bu baax a baax li nga bëgg yaa ko xam yàlla na ko yàlla def maintenant conseil bi may jox aussi artistes yi mooy nag booy gën a liggéey rek quoi parce que jamono bi rap bi dafa nekk si benn phase de décadence maanaam dafa nekk si ay jafe-jafe te ñun ñoo acteurs yi ñun ñoo ko si mën a génne succès nag bu ko gars yi yàkkamti quoi bu waree ñëw rek day ñëw quoi nit ki bu waree siiw tamit day siiw donc bu fi kenn xëccu dara quoi ñu xam rek ne rap bi fi mu tolloon producteurs yi ñeme ko concert yi bëri public bi di ko déglu mën na fa delluwaat ci kaw jeune génération bi xam li ñuy liggéey ak fi ñuy teg seeni tànk voilà te yéen aussi ñi nekk ci animation bi aussi liggéey bu am solo bi ngeen di def gars yi gën leen ci jàppale gën leen ci bàyyi xel donc là je pense que suñ ko defee rek musique bi mun na avancer quoi te suñ njariñ lay doon ñun ñëpp
voilà donc di jaajëfal sa auditeurs yi Negro Négritude mooy sama tour maa ngi fii Dakar voilà Moustapha laa tudd nag Moustapha Ndiaye laa tudd voilà donc loolu mooy sama vrai nom mais négro la ma gars yi gën a c'est parce que dama ñuul yow gis nga ma dama ñuul quoi moo tax voilà mais en même temps philosophie la parce que dama koy dundee mooy africain la sénégalais la pourquoi pas aussi ma fier ci li ma doon quoi loolu kese la. defe naa ni message bi dégg ngeen ko négro ñuul taxul nga xeeb doon ko ñuul te warul tax tamit nga xeeb sa bopp comme Youssoufa ni mu ko defee génne album négro di leen wax yéen a ngi doon déglu kaddu Jolof fii ci Ndakaaru Ndiaye Géejawaay ànd ceeg suñu grand négro ku nekk ci groupe WhatsApp bi wala nga nekk ci mouvement hip hop bi xam nga ko bu baax a baax nekk ci depuis 96 ba tey di ko teewal moom jamono ji rabul mais rappeurs yi sax moo leen gën a xam li nga xam ne mooy hip hop bi tey moom lañ fi dalaloon mu wax ñu li nga xam ne mooy hip hop defe naa ku déglu tey émission bi nekk underground di rap di nga xam foo war a teg sa tànk ci rap ndax expliqué na lépp A ba Z tojal nañu lépp tamit li nga xam ne moom lañ soxla woon ci rap di leen wax DAT moo leen di ñaanal jàmm kon niñ ko daan defee di leen ñaanal jàmm ndax jàmm gën jama yàlla muy borom jàmm te kum jàmmal nga am jàmm yàlla nañu yefal jàmm ci sax dàkk rawatina suñu Sénégal gi nañ saxoo bëggante soppante yërëmante dimbalante yéenente jàmm raxas xol yi te xam ne àdduna amul solo DAT kaddu Jolof Negro Pakala FM Kébé